ñaan di ñaan yàlla mu nangul nu lépp luñ ko ñaan seytaane day yàq xel di soppi xalaat di féewale àndandoo dal bu mu laal yaay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw dañuy sant suñu borom bi nga xamante ni may nañu ñun ak ñi ñu àndal te yéen ñi nekk ci presse bi desu leen gannaaw ñu jàpp ne ak jàngoro ji law ci dëkk bi mbas mi toll na foo xam ne war nañu taxaw def seetal seet li nga xam ni dégg nañ ko ci centre national de transfusion sanguine ci deret bi commencé ñàkk ci yenn structure de santé yi ci Ndakaaru ak réew mi yëpp nag jëm ci mbas mi jëm ci ñi accidenté ci booru tali bi jëm ci suñu soxna yi nga xamante ni ñu ngi ñàkk deret léeg-léeg bu ñuy joxe bu ñuy mucc deret manqué leen ndax hémorragie bi ba mar d'Italie ñu jàpp ne war nañu mën dajale suñu ay gune pour ñu may ay deret ci suba ba léegi nag sant suñu borom mbooloo mi macha allah takku na muy civil di soldat yi nag ñoom dama leen di jox mention spéciale tàmbalee ko ci seen i njiit parce que ñoom ñoo leen jiital leen suba teel ñu ñëw fii def fii regroupement bu am solo animation bu am solo ni soldat di def rek fecc nañ fi way nañ fi wane nañu jàmbaarte waaye wax nañ leen ni koo xam ni dañ ko tàggat ci joxe bakkanam pour ñun ñu mucc pour réew mi mucc dafa joxe bakkanam pour ñun ñu mën a nelaw ba yàndoor te moom du xam lu mu nekk dafay joxe bakkanam ngir buy xëy di ñibbi di xëy di liggéey du xam ndax dana dellu si ba gis njabootam ci jàmm donc ñooñu dañ leen war njukkal te bés yu mel nii bokk na ci bés yoo xam ni dañ leen war a féliciter la nga xam li moo ci topp mooy centre national de transfusion sanguine dafa alerté te yàgg di ko def ma jàpp ne kenn ci ñun warul noppalu ndax booy xaar finalu ASC wala final de zone taxaw wala meeting wala ñun le président day ñëw tel gox nga commencé mobiliser pour wane sa bopp naam baax na waaye lii dafa gën fexe ba jamono boo xam ni sa réew soxla na la ci yoo xam ni yu demee nii la te day am njëriñ nga woote nit ñi ñëw wuy si la te loolu am nañ ko bu baax a baax a baax bu ñu ko gënee mën a am nag dafa fekk ni yéen journalistes yi teel ngeen nekk ci suñu wet teel ngeen dajaloo di ñu laaj di wut ay interview naam léeg la ñu ngàntal ko sax ngàntal bu garaaw master waaye lépp nag itam c'est pour la bonne cause ndax waajal bi mooy laaj concentration ba nga xam ni da ngay focus rek ci li nga xam ni moo nga war a taxawal ba boo ci paree nag ñi nga war dajal te bokk ak ñoom réew mi naam yaa leen féete mag waaye gënuñu leen bëgg réew mi bu weesoo xëy na biir bu xaw a gën a kii ak ay béjaaw ak ay at yu yokk ci suñu état civil gënuñu leen bëgg réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te bu ñu lëngoowul jàppawuñu amul lenn lu ñuy samp muy samp amul lenn lu ñuy taxawal mu taxaw donc yéen itam gàcce ngaalaam. wax nga ko Sénégal mi ngi dund mbas bi wax léegi mu yegg juróomi weer noo jàngatee tolluwaayu feebar bi ci réew mi ak mesures yi nga xam ne moom la gouvernement bi jël. feebar baa ngi law kooku moom nekkul sax réflexion ñu toog di xalaat ndax mi ngi law bu garaaw te effort yi nga xam ni médecins yi corps médical bi def nañ ko depuis nangami weer di xëy di ñu wax naka la feebar bi di laloo yan mesure la ñu war a def pour arrêter ko wax dëgg yàlla defuñu ko ñi nga xam ni ñoo yor nguur gi itam war nañu mën a dooleel ñoonu gën a taxaw seen ay wet gën a dëgëral seen ay tere gën a wéy ci dig leen déglu te di porter à notre connaissance ñooñee la ñuy wax mbir mi day am foo xam ni dañu war a déglu les avis des scientifiques di jëfe la ñuy wax defe ko ndigal bu ñu ko defee ñu xam ni aw nañu fa ñu awale bu ñu ci amee résultat alhamdulillah bu ñu ci amee safaan ñu leen
yéen kat yéen ne woon nii moo gën ñu wéyee ko noonu waaye gis nañ ne am na beneen yoon bu gën a gën ñoom ñëpp bu ñu dajaloo dar chef de l'État dar ministre de la santé jàpp naa ne incha allah rabbi Sénégal bu dul terter yi nga xam ni moom la ñu noté quand même ci ñetti weer yu mujj yi blessé infecté yi di gën a bare faatu yi di gën a bare kon jàpp naa ne bu fekkoon coupe du monde la kon Sénégal jël na championnat bi bu yàgg mais on a dormi dañu nelaw ci ubbi bu gaaw ubbi boo xam ni kenn organisé wu kenn structuré wu ba nga xamante ni en fin de compte nous sommes retournés à la case de départ dellu nañu ca njëlbeen ga ci situation boo xam ne pour rattraper ko ba delloo ko fa ñuy amoon yaakaar ni fa la waroon toll ci waxtu wi beneen liggéey lay gën a laaj kon nag nit ñi nañu farlu di takk masque di raxas seeni loxo di ci def gel gàttal seen tànk et ñëpp am jàmm bi ñu defee couvre-feu bi naam metti woon na mais jàpp naa ni Sénégal nooyi na fi nangami oto yi doon daw guddi à tout moment wàññeeku na jigéen ñi nañ ma jégal mais seen ndawtal yi ngént yi toog daje bi mais ñoom noppalu ñuy sax ci loolu parce que c'était difficile xale yi nekk ci mbedd bi sama classe gi nekk di tout le temps suba ngoon guddi bëccëg 23 heures ñu tëdd boofu jàpp forme ils sont tous costauds ils sont sortis de cette période de récupération tous revigorés et ils ont compris que dëkk dañ koy construire ci discipline dëkk dañ koy construire ci jamono boo xam ni guddi gi ñiy raxas mbedd yi ñu ngi ci mbedd yi ñiy nettoyer ñu ngi nettoyer ñi ci des na ngay toog na ngay noppal maintenant il faut ñu boole ci les autorités religieuses et les chefs traditionnels ndax ñoom kenn ëpp leen baat ci dëkk bi ñu ñëw wax ak ñun jox ñu ndigal def ñu ay tere maase ci avec les autorités de l'État ñu mën a tabaxaat suñu dëkk teg ko ci yoon la ñu yeneen réewu taax yi di leen digal di ñu menacé ne bu duggee Afrique kenn du fa des ngal la waaye ñu fexe ba loolu du am ñu rusuloo leen te ñu gàcceel leen. d'actualité rek rapport IGE yi génn na wane waat yeneen yi njombe ak luubal président de la république xëy na ngir yëngatu ci yëf gi mu wax ne nañu def déclaration de patrimoine ba àppal leen 45 jours ñàkk def gi ak rapport yi ban jàngat la ci def. dafa am benn niveau de budget boo xam ni bu ñu la ko dénkul ak niveau de ressource boo xam ni institution bi nga yor amu ko yoon tegu la ko waaye mu tegal ko ak mu bañ la ko teg yëpp yow war nga xam lan nga peese di ngay jël fonction yoon ne dañ lay nattaat booy génn fonction ba xam lan nga peese ñu xool diggante bi ñaata kilo moo la dugg kilo yooyu ndax kilo yu lew la wala ndax kilo riba la yàlla dafa def nag OFNAC bi koy recevoir moom amul possibilité sanctionner mënul dàq mënul poursuivre waaye mën na informer le président de la République président nag moom la yàlla teg moom la jox cagal guy bi ba nga xamante ni buñ ko waxee mu xool ndax dafay jëlee kooku wala ndax day yeesal rappel bi pour nit ñi conformer wu jox leen ab diir loolu la def nii bu diir boobu matee nag mu vérifié waat ak président OFNAC koo xam ni matale na ko wala déet bu ko matale mu dàq la parce que itam réew noonu lay doxee mënuñu jël suñu ay koppar rek dénkaane ko gars yi di ko saax-saaxe di ko pasal-pasale te kenn du wax bu fekkee dafa wax le 3 avril 2012 ne je ne protège personne je ne protégerai personne je dis bien personne il faut bien que cela se traduise le plus concrètement du monde par des mesures qui nous engagent tous. Non, j'ai pas dit ça. Je dis tout simplement que comme c'est un serment prêté le jour de son installation et dans son discours à la nation du 3 avril à la veille de l'indépendance, il est extrêmement important dès lors qu'on l'a dès lors que toqal nañu ci noppam que ñi nga xam ne tabb na leen am na ñoo xam ne matale wuñu ko moom mu yeesal leen ko ba pare nag ñu koy déglu bu diir boobu jotee ñi nga xam ne matale wuñu ko ba xam nan lay doxalee ak ñoom gannaaw moo ni woon moom du aar kenn du laax kenn du def kumba am ndey def kumba amul ndey ñu xam bu boobaa ndax dana li mu waxoon dana ko jëfe wala du ko jëfe loolu rek laa bëggoon wax salaamaaleykum